بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. ñu sant borom bi subhanahu wa taala bu nga xam ne moo nu may ay xewal yu bare te bu nu jéemee di lim xewal yàlla kenn du ko mun xam lu nu war may sant xewal yàlla. ñu julli ci gën a tëdd ci mbindeef ku nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moom la tànn ci nit ñi yenn ko ci ñun jënd ko ci humanité bi ngir mu gëni leen ci lëndëm jëmee leen ci yoonu dëgg mooy yoonu yàlla mooy yoonu aljanna. kooku mooy yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu bare lu ñuy julli ci moom ndax moo nu digal nañ bare lu ñuy julli ci moom ndax ku julli ci moom benn yoon yàlla subhanahu wa taala julli ci yow fukki yoon. di sàkk ci yàlla subhanahu wa taala nanu musal ci épreuve bu nga xam ni adduna bi mu ngi koy traversé muy doon feebar coronavirus bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala nanu musal di musal mboolam julli di musal aalam bi adduna bi yëpp. la chèque ni fitina bu mel ni bu ñëwee ñëpp lay laal kon moo tax bu ñu xoolee ñu gis na amul benn dëkk bu nga xam ni rëcc na muy doon dëkk jullit wala dëkk yéeféer wala dëkk bu munte doon. kon ñu jullit yàlla subhanahu wa taala may nañu lu mag may ñaan xaw ñu bare lu ñuy ñaanal suñuy bopp suñuy njaboot suñuy dëkkandoo di ñaanal tamit ni suñu dëkk Mauritanie di ñaanal adduna bi ñu nu war suñuy dëkkandoo ak adduna bi yëpp ñaanal leen jàmm yàlla na fi indi jàng saxal jàmm ba pare yàlla nañu teggil balaa bu munte doon te laa chèque ni yàlla ci période bu munte doon day natt jullit di koy natt ci imaandam di xool gëm-gëmam fu mu egg. kon yàlla nañu defal jàmm musal na ci yenn épreuve yi. ñu delluwaat ci sunu dars nga xam ni tàmm nañ ko def benn yoon ci semaine bi mooy sunu dars siira. tey ñu rappelé rek li nga xam ne jotoon nañ ko wax dimanche bele jotoon nañ wax ni caravane bu nga xam ne jullit yi nangoo nañ ko ci yéefar yi te caravane boobu xamoon ngeen ko jiite woon mooy Abul Aas ibn Rabia nga xam ni kii moo takkoon doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tudd Zeynab. waxoon nañ ni histoire bu nga xam ne xew na diggante ak moom ak waa Quraysh gannaaw bu nga xam ni keroog bu nga xam ni yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delloo na ko alal bi yëpp alalam wala alal waa Quraysh foofu la jaar delloo alal bi duggaat ci lislaam. jotoon nañ tamit rappelé mariage bu amoon diggante Umu Habiba bint Abu Sufyan nga xamoon na Ramla lu tuddoon mariage bu amoon diggante ak moom ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waxoon nañ ni mariage boobu mu ngi amoon Éthiopie te waxoon nañ tamit ku doon représenté Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon Najash. jotoon nañ wax tamit beneen mariage bu nga xam ni xewoon na mooy mariage bu amoon diggante Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Zeynab nga xam ni yàlla subhanahu wa taala moo ko attaché ci kawul arsh. kon yii ay rappel ci sunu dars bu passé xanaa tey ñu ñëwaat continuer sunu dars bi di sàkku ndimbal ci borom bi subhanahu wa taala mu may nu
kattan ak doole ngir ñu mën a jottali nu mu ko neexee moom borom bi subhanahu wa taala dund yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. la chëkk ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi traversé nañ ay périodes yu difficile, mais ñu gis ni période yëpp ay épreuve lu woon ci ñoom, mais ci kattan yàlla borom bi subhanahu wa taala ñi ñëpp étape yëpp jot nañ ko affranchir. ci loolu moo taxoon ci ñu nan na wax ni presque ci 6e année ci hijra ni saxaaba yi ñoo ngi dund situation bu tane, ndax presque seen noon yi commencé woon nañ di replier di ragal, donte ni ay village arabe ñu doon attaqué ñëpp commencé nañ lii di ragal. wante lii nekkul woon mbir bu doon dalal xol Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax xamoon na ni à tout moment ni juif yi nga xam ne yu dawoon Médine ñu génne woon Médine ñu nga xam ne jullit ñoo lañ génni mën nañ à tout moment delluwaat defaat alliance ak Quraysh, ndax Quraysh tamit am na ay défaites yi nga xam ni am na ko te du ko fàtte. kon lii yëpp ay mbir yu nga xam ni naka woon du doon dalal xol Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mais malgré tout que ni nekkul woon ay mbir yu ko daan dalal, mais malgré tout ñu doon gis ni amélioration bu amoon ak sérénité ak jàmm bu commencé woon di am Médine. la chèque ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ni il fallait que benn démonstration de force pour wane ni jullit ñi ñoo ngi ci nekkatuñu ci position faiblesse, mais Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na tamit ni ngir ni moom dafa am message bu ñu ko dënk, mooy ko ne jottali islam bi. kon jottali islam laaj na mu am benn environnement bu nga xam ne bu calme, benn environnement bu nga xam ne ni jàmm la, fu nga xam ne kenn dootul xalaat ay xeex wala ay rey, wante ñoo ngi ci paisibilité bu nga xam ne de telle sorte ku nekk dañ ci mën a xalaate dana am temps réfléchir réagir. kon loolu moo taxoon moom yenn sa sama ak jullit ñi xamoon na ni nekkoon na dépositaire wala ñoom ñoo amoon message de divinité, te message de divinité dafa nekk mbir bu laaj conscience, te bu ñu waxee conscience humanité loolu day woo lu ñu wax paix. kon xam na ngir islam mun tasaaru il faut que mu am tamit benn paisibilité bu war a am, maanaam ñàkk ay xeex ay rey, maanaam nit ñi mën a dal ngir ñu mën a déglu message islam. kon loolu tamit moo doon prochaine mission Yonent bi sallallahu alayhi wasallam, ci loolu la doon xalaat, tamit ci loolu la doon presque ñaan yàlla bi subhanahu wa taala. kon lii nekkoon na ay stratégie yu nga xam ni benn bi Yonent bi il fallait que mu dalal jullit ñi, kon moo doon position de force bi. deuxième bi moo doon que ñu am benn environnement calme fu nga xam ni daan ci mën a propager l'islam. kon lii doon ñaari objectifs yu nga xam ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci doon daawu na ci xalaat. moo tax am na benn guddi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tëdd gënt ni mu ngi julli ci Kaaba moom ak saxaabaam. ci biir gënt Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi gis ñenn saxaaba yi ñoo ngi raser seen bopp, ñenn ñi ñoo ngi raccourci doo ngi wàññi, ñenn ñi raser seen bopp, ñenn ñi wàññi. Yonent bi gis ko ci gënt, te ñenn ñëpp xam ngeen ni signe wàññi karaw wala dindi karaw bi ci bopp, loolu ay signe buy wane ni ay rite pèlerinage la, maanaam day wane ni imma nit ki mu ngi ci pèlerinage wala mu ngi ci umra. kon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi woon gis boppam ci biir ku dem umra wala ku dem hajj ci néegu borom bi subhanahu wa taala mooy Kaaba, nga xam ni kan moo ko tabaxoon Ibrahim alayhi salaam ak doomu Ismaïl, nga xam ni ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Ismaïl alayhi salaam la jóge. moo tax même bu ñu xoolee ci milla bi ni diina bu mu doon jaam presque moo doon diinu nabina Ibrahim alayhi salaam. kon ci biir gënt bi Yonent bi sallallahu gis na tamit mu ngi def hajj normal, amu ci ragal, gisu ci ennemi bu ko attaqué, gisu ci ay contraintes. moom Yonent bi mu kontaan ci rêve boobu, mu nettali ko saxaaba yi, mu dajale leen nettali leen rêve bi, ndax saxaaba yi tamit bu mu leen nettali rêve bi ñëpp duñu kontaane, ndax xam na ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëntam presque ni gëntam mooy waxi, te loolu xam ngeen ko ci ay xadis ni gënt Yonent yi waxi la. moo tax saxaaba yi jàpp ni rêve Yonent bi mbir bu war a am, ndax Yonent bi rêve dara rek loolu day am.
ndax jullit yëpp bëggoon nañu ndeysaan visiter Kaaba bi ndax xam ngeen ni façon saxaabi noonu façon bu ñu génnee Makka ñenn ñi bàyyi leen seen famille seen i doom ñenn ñi dañ leen dàq ñenn ñi duñu nëbbatu mais malgré ki gën a nañ mais seen xol ak seen xel mu ngi woon ba léegi Makka. kon dellu pèlerinage foofu occasion pour ñoom ñu mën a gisaat seen famille yi nga xam ni ñoo ngi foofu wala seen tribu yi. kon loolu moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam quelques instants après maanaam quelques jours après rêve bi dafa commencé di dajale saxaaba yi mu yónni ñenn ñi ci yenn tribu yi environnement arabe yi ngir yëgal leen ni moom décidé na def xaj décidé na dem Kaaba ci Makka ngir mën a honorer Kaaba bi ngir mën a célébrer lu ñuy wax rite bu doon bu sunu baay Ibrahima alayhi salaam doon def. mu ñaan tribu arab yi yu wër Makka Madina nan ñëw ànd ak moom ngir ñu mun a def culte bi te xam ngeen ni saxaaba yu bare amun woon occasion même tribu yu bare amun woon occasion dem ngir xeex bu amoon diggante Quraysh ak saxaaba yi xool mu doon période bu nga xam ne même ñenn ñi sax war di yéen amun woon occasion ngir dem def ko kon fii occasion bu nga xam yenn salaf di ci woo saxaaba yi di woo tribu arab yi wante lu gën a bari ci tribu yi bañ dugg woon ci islam sax mais tamit ñu bañ participer ci caravane bu nga xam ne bu yeneen ci di def ngir dem xaj ci wala def ci umra ndax amoon nañ ay cause yu ko doon tax maanaam ni mun nañ wax ni amoon na ay raison yu taxoon ñoom mënuñu woon ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax pour ñoom ni xam na ni Quraysh dana oppose ci projet jullit ñi ngir ñu mën a ñëw Kaaba yu gën a bare ci tribu arab yi mënuñu woon participer ngir ñoom xamoon na ni Quraysh dana oppose ci projet jullit ñi ngir ñu mën a dugg Makka ndax ñoo ngi jóge ci xeex te ñoo ngi ak ay defet ba pare ba Quraysh tamit bu dana def tout ngir jaral na sax ñu xeex ak ngir jullit ñu mën a dugg te ñoom c'était des tribus yu gën a baax ñoom mooy ñu nekk à l'écart ci xeex buy am te xam na ni saxaaba yi bu ñu demee ba foofu ak seen nombre la chaque ni mun na nekk xeex am diggante jullit ñi ak waa Quraysh kon ñoom lu gën a baax ñoom mooy tribu arab yi mooy ñu nekk neutre ci loolu. jullit ñoom mbir bi lu rëy la ci ñoom ndax ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbir bu mel bu mag la moo tax Yonent sallallahu alayhi wa sallam mu dajale 1400 saxaabi ak saxaabiyaat mu décidé ngir dem ci Kaaba bi malgré que ni xam na ni opposition dana ci am opposition bu mag ndax xam ngeen ni Quraysh dafa nekkoon naan tribu bu gënoon mag ba pare tamit boole ci loolu ñoom waa Quraysh ñoom ñoo amoon responsabilité garder Kaaba comme on les appelait les gardiens de la Kaaba donc ñaari positions yi taxoon na ni ñoom ni mënoon am prétexte tere nit mu ñëw Kaaba mais ci loolu tamit ni am na ni problème ndax bu mu gën a ñu may occasion yeneen situation dugg balaa arab yi di wax ni Yonent bi sallallahu am na ndam ci ñoom kon lii nekkoon na tamit ay interrogation yu nga xam ne ñoom ñoo ngi ko woon posé seen bopp ndax en tant que gardien Kaaba amuñu droit empêcher nit ki ñëw mais litige bu amoon seen diggante ak yeneen situation nekkoon na tamit beneen problème bu nu xam ne amoon nañ ko. comme na ngeen ko xamee ñoom waa Quraysh mënu na repousser jullit ñi bu nu amee attitude boobu arab yi daan leen juger daan leen wax néeg bi néegu yàlla la comment ngeen di empêcher nit ki ngir mu ñëw jaamu yàlla kon loolu problème la ci moom. ba pare lii mun na tamit yàq seen honneur ak considération bu nga xam ne pays arab yi wala dëkk arab yu wëroon Kaaba ak feneen yu nu amoon considération bu nu amoon ci ñoom mun na wàññeeku. wante ci lii tamit ni bu nu bàyyi yenn dugg tamit ni mun na nekk tamit loolu am lu mu wàññi ci ñoom ngir diine Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun na tasaaroo te lii yëpp Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na la chèque dugg foofu sans mu am ay difficulté diggante moom ak waa Quraysh. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na moom ak saxaaba yi wax nañ ko ci weeru Zul Qaada ñoo ngi koy lim ci 628 après dundu Isa alayhi salaam
fu mu doon bu mu doon dem amul woon dara, amul woon ay armement, benn seen silaam rek lu ñu yor woon maanaam seen épée rek, ndax moo nekkoon na ci aada arab yi bu ñu doon voyager di traverser désert yi au moins nga am sa arme sa sabre, maanaam lu ñuy wax sa épée ngir nga mën a protéger sa bopp. Yeneen bi sala bu mu doon dem ci gëlëmam bu tudd alqaswa moom la yóbbaale, alqaswa te xam ngeen amoon na ay gëlëm yu bare, amoon na ay fas yu bare, nekk ci ñoom dafa am ay tur. kon gëlëmam bu tudd na alqaswa moom la yóbbaale. ñoo ngi nettali tamit ci téere siira yi ni yóbbaale na 70 chameaux, maanaam 70 chameaux ngir mu def leen sacrifice. te xam ngeen ku dem xaj ba pare wala umra am na ay toujours lu mu doon jox sacrifice nga xam ni ngir miskin yi, wala moom am nañ ci ak lekk ci wala may ko ay miskin yi. ñooñu suñu mbokk ñu nga xam ne def nañ xaj ñoom ko gën a xam. ndax nu ngeen ko xamee li ñuy wax sacrifice bokk na ci rite nusuk, bokk na ci rite ñuy def pèlerinage. ba pare mbir bu nu recommandé ci pour ñu nga xam ñoo ngi def umra après sunu umra. kon lu ñuy wax pèlerin bi am na ak lekk ci, ba pare am na ak distribuer ko ci miskin yi ñi nga xam ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa muy génne dafa jël Médine mu dënk ko Ibn Umm Maktum, xam ngeen gëmb la woon, mu ngir mu remplacer ko Médine, moo doon diriger prières yi. ma ci soxnam yi Umm Salama moo àndoon ak moom ci soxna yi, te xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam daa woon na toujours def tirage diggante soxna yi. kon fii Umm Salama moo àndoon ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saa mu décidé di génn ngir dem hajj bi. Yonent sallallahu alayhi wa sallam génn na Médine moom ak saxaaba yi, wax nañ ko ci yoon bi mu dem ba place bu tudd Zul Xulayfa presque ñoo ngi wax 9 kilomètres ci Médine. foofu la arrêté mu julli fa ñaari rakka, mooy ñaari rakka mu julli fa zuhr, maanaam salaat zuhr, julli ñaar xam ne zuhr la julli foofu. ba pare mu jël gëléem yi mu amoon mu marqué leen, ngir am nekkoon ci aada arab yi ni nga marqué dara, boo ko marqué day wane ne yii kii presque daf mel ni marqué boo ko gisee da nga xam ne yii ay gëléem yu ñu war a sacrifier ngir benn rite wala culturel. kon loolu mooy li nga xam ne yeneen sa def nag même saxaaba yi ñoom tamit ñu amoon ku ci indoon yëpp lu mu doon sacrifier daf ko marqué. kon yeneen si def ci ay marque, boo gisee marqué da nga xam ne yii c'est destiné spécialement pour lu ñuy wax sacrifice wala nusuk ci hajj wala umra. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu jëlee pare maanaam marqué année chameau yi fii moom ak saxaaba yi ñu dugg ci état ihram, maanaam ni mbokk état de sacralisation. mu sol yëre yu nga xam ne kuy dem xaj xam nañ ko, maanaam ki yi ñuy def izar yu ñuy def ngir wane ni léegi nekk nañ ci ihram, maanaam ci tissu blanc bu ñuy def. mu continuer yoon bi moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy màggale yàlla di ko tudd moom ak saxaaba yi. baati ngeen xam ne ñëpp macha allah ci gën a bari ci yéen ñoo ngi koy récité: labayk allahumma labayk labayk la sharika laka labayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. maanaam ni Yonent bi sam di répété baat yooyu. kon fii la dem ba continue, mais mun nañ tamit yokk ci daa mel ci mesure de sécurité wala mesure de résistance ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tànnoon yenn saxaaba mu confié yenn tâche. bokkoon na ci Abbad ibn Bishr Yonent bi daf ko yónni woon moom ak 20 personnes ngir ñu dem di xool ci yoon bi balaa ñu leen di maanaam ndax Quraysh maanaam ngir lu ñuy wax éclaireur dem ci xool ci yoon bi ndax amul lu leen di attaqué wala addu kalpe ci yoon bi. kon ñooñu 20 personnes ñoom ñoo dem ci yoon bi di leen ratisser, di leen préparer yoon bi. ba pare mooy yónni tamit Bishr ibn Suhyan comme mën nañ ko wax comme espion ngir dem ci Quraysh di xool tante di leen sonde xam seen intention lan la, seen yéene bu ñu yéege ni Yonent bi mu ngi ñëw di dëppale na ngir mu mun ko rendre compte. kon ma delluwaat fii rek ni Yonent bi Abbad ibn Bishr la yónni comme éclaireur, moom la yónni comme éclaireur maanaam
mu ànd ak 20 personnes ba pare ngir mu ñu mën a ratisser leen yoon bi ba pare mu yónni Bishr bin Sufyaan comme espion mu yónni ko Médine Makka ngir mu sonde intention waa Quraysh ci voyage am bi